أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant ci turu mouvement jeunesse Tijane Malikite bu Dakar yi nga xam ni Souleymane Bili Paye moom moo ko jiite ci ndigalu Tiwaawan dajale ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk Dakar yëpp ci li nga xam ne mooy tarbiya bi aju ci kër Seydi Hadji Malick bu ko defee at mu jot ñu am ay manifestation yu ñuy tuddee congrès de la jeunesse malikite nga xam ni Serigne Abdou Aziz Al Amin radiallahu taala anhu moo ci joxe woon ndigal pendant 10 ans mu ñëw di ko présider amoon orientation yi mu ci joxe woon surtout ci wàllu ndaw ñi naka la ñuy fexee ba ñu am xaalu kër Seydi Hadji Malick te bu ñu waxee xaal bi mooy wàll ci wàllu discipline ci wàllu xam-xam ci wàllu comportement yooyu yëpp naka la ñuy fexee ba yar ci ndaw ñi ak fexe ba ndaw ñi nekk ñi nga xam ne ñoom la ñu waajal pour li nga xam ne moo nekk sañu kanam di ay sampte à partir orientation bi nga xam ne mi ngi koy jëlee ci kër Seydi Hadji Malick di ko jëlee ci njàngaleem ak njàngale njabootam naka la ñu mën a fexe ba taalibe yi approprier njàng moomu ba mu nekk loo xam ni mooy seen lumière bi nga xam ne moom la ñuy doxee di ko waxee nga xam ne lépp lu ñu def dina dëppoo ak ngërëm li nga xam ne moom la ñuy séentu ci jàmm bi nga xam ne dafay nekk ci kaw suuf di fi dund boo defee ci orientation yooyu moo taxoon at mu jot bu congrès bi amee ñu amal ci ay manifestation bi ci jëkk mooy amel ay panel waxtaan yoo xam ne day dellu ci wàllu xam-xam dellu ci wàllu culture dellu ci wàllu orientation yi nga xam ne moom la ñuy jëlee ci daara ji ñaareelu manifestation bi di manifestation spirituelle mooy xadaratul juma bi nga xam ne at mu jot sëñ Mbay bu Alaaji Abdou radiyallahu taala anhu moom moo koy présider bu ñu defee xadara bi ba pare mu def orientation bu spirituelle loo xam ne ku fa jógee di nga gën a xam lan mooy tarixa bi di nga gën a xam lan mooy l'islam bi lan mooy njàngale kër Seydi Hadji Malick ñetteelu xew-xew bi di congrès bi ci boppam nga xam ne sëñ Abdou moo ko daan présider bu ñëwee orientation bi nga xam ne moo aju ci jeunesse bi yëpp ak ni ñu bëggee ñu doxalee ak ñu gën koo xamee kër Seydi Hadji Malick ak ay préoccupation ci wàllu diine ci wàllu tarixa ak ci wàllu réew yooyu njàngale ndaw ñi jël ko def ko mu nekk seen viatique ren ñu choisir benn thème boo xam ni dañ ko jëlee ci thème gàmmu gi parce que dañuy wax ni mouvement bi dafa war a dox ci orientation kër Seydi Hadji Malick lépp luy njàngalee wala lépp loo xam ne dañ ko jël mu nekk loo xam ni dañ ko def mu nekk une orientation ba su gàmmu dafay xat xëy na ña fa war a jëlee yëpp rootee duñ am jot léeg-léeg mën a tànq sur le plan intellectuel ak sur le plan culturel waaye spiritualité Tiwaawan ko dem ñu nàndal la thème yooyu ñu fay waxtaanee ci symposium yi chaque fois dañuy jëlaat thème boobu ci cadre congrès bi ak ci cadre panel yi seet naka lañ koy defee mu nekk restitution ci ñi nga xam ne amuñu woon accès ci mën a jot boobu information moo tax ren thème bi ñu jëloon ci symposium bi tuddee ko l'islam et les défis contemporains moom la ñu jël ne moom la ñuy fas yéene defee ko ay waxtaan ci wàllu xam-xam waxtaan ci wàllu daara pour njaboot gi gën mën a xam lan lañ fa wàcce woon comme orientation mu nekk thème boo xam ne tam jamono moo ko laaj parce que bu ñu demee ba l'islam bi nga xam ni dafa ñëwoon pour solutionner problème yi aju ci wàllu dundu ak problème yi aju ci wàllu existence bu ñu demee ba l'islam boobu ñi nga xam ne ñoo koy waxal léeg-léeg mu mel ni dañ leen disqualifier parce que discours bi nga xam ne moom la ñuy porter ci seen i biir waxtaan léeg-léeg du dëppoo ak préoccupation yi nga xam ni moom la jamono indi mu ne leen defal ñi porter discours l'islam bi dañu nekk en déphasage ak ñi nga xam ne ñooy njaboot gi nekk ci ëtt bi moo tax ñu ne thème boobu bu ko Tiwaawan choisir muy thème d'actualité wax nañ ko ressaisir au rebond fexe ba liñ ci joxe woon comme orientation yëpp ñu gën ko amplifier ci njaboot gi surtout ñi nga xam ne dañu aju ci wàllu xadara bi ñu ne woon il faudrait que ñuy wax ci turu diine
di réformer wu ci wàllu xam-xam parce que xam-xam ci boppam ku nekk xam na ni jéego yi muy dawee loo xam ren bu fekkee ni bu déwénee boo ñuy nettali ko ni nga ko nettalee woon daaw kon ça veut dire ci diggante bi recycler woo parce que réalité yi ñoom dañuy daw te si dañu da daan wax ni boo jàngee alxuraan ba pare tëj ko jàng li nga xam ne mooy phénoménologie parce que téere bi li koy firi mooy jamono parce que yàlla moo ko wax sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim nous vous montrons nos signes vers l'horizon et en vous-même jusqu'à ce que vous sachiez ce qui est la vérité kon dañuy wax ni alxuraan ñett la téere bi alxuraan la mais nature bi ci boppam alxuraan la nit ki alxuraan la dialogue boobu nga xam ne ñoom ñett war nañ ko def mooy tax nga mën a approprier wu li nga xam ne mooy esprit téere bi waaye boo sëggee ci téere bi rek la nga fay indi léeg-léeg mën na dem ba dootul dëppoog réalité yi nga xam ne moom la jamono indi te yonent bi da daan wax ni bu leen ŋàññi jamono parce que yàlla mi ngi ci jamono moo tax les défis contemporains mooy nit ñi recycler wu waat li ñu amoon ci xam-xam ñu seet naka lañ koy joyantee ba mu dëppoog li nga xam ne moom la nit ñi soxla parce que kuy dund ci jamono soxla nga njàngale yàlla ak yonent li ñu wax soxla nga mag ñi ni ñu déggee parce que njàng googu dafay dellu ci wàllu nite gi parce que li ñu wàccee ci wàllu diine yëpp dafa ñëw pour solutionner problème existence te existence dafa différent de la vie parce que vie dafa tëju dund dafa tëju ci zaman ak makaan te existence zaman ak makaan intemporalité la am kon boobu enseignement naka la ñuy fexee ba di ko indi ci jamono ju nekk la ca nit ñi soxla ci seen jamono pour mu nekk seen lumière nekk seen viatique loolu mooy défi yi nga xam ne tey jii discours l'islam bi war na ko porter moo tax ñu indi l'islam et les défis contemporains am ay sous-thèmes yoo xam ne moom lañ ko désarticuler xam naa après dinañ ci ñëw ci sous-thème bu nekk naka lañ ko désarticuler ak li nga xam ne moo ca aju salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh